TV mooy suñu télé. La chaîne de la vérité. tasaare leen ko. asalaamaaleykum wa rahmatullah cher internet YouTube de Reubeuss TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar gis nañ seen YouTube bii di Reubeuss TV tey nañu def déplacement ñëw seet si nga xamante ne moo di Mamadou Niang responsable politique fii ci Dakar Plateau dañ koy nuyu door di ko ci waxtaan bi incha allah salaamaaleykum sëñ bi maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu mooy profité de l'occasion tamit di nuyu doomu aadama yi ak seen internet yi nga xam ne ñooñu seetaan di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuhu fu may njëkk ak yow rek mooy nga présenté wax kan mooy Mamadou Niang pour ñi nga xamante ñu ngi door a gis Mamadou Niang xam kan mooy Mamadou Niang. waaw Mamadou Niang de benn nit la rek bu benn doomu aadama la rek bu dëkk Dakar Plateau di góorgóorlu waaw mais nag suñu gox bi ñu dëkk daal mi ngi nekk kaay findiw waaw. noonu la. kon présenté woon na kooku mooy Mamadou Niang responsable politique nekk fii ci Dakar Plateau Mamadou Niang ak sa carrière politique tey lan moo la dugal ci politique ak kañ nga dugg ci politique bi. waaw politique bi ñu ci duggee 96 la woon quoi en 1996 boobu ñu ngi nekk xale di yëngatu ci wàllu judo Ablaye Matar Diop grand serigne de Dakar l'actuel grand serigne de Dakar bi tey. nekkoon di xëccoo mairie Dakar Plateau jamono yooyu ci la ñu tàmbali ci la ñu def décentralisation communale yi quoi mooy gox-goxaan ay Médina Fass Colobane Gueule Tapée Plateau HLM et cetera parce que pour rappel rek bu njëkk ba benn mairie moo daan gérer fii ba Tëngéej mais léegi bi ñu defoon décentralisation am na 96 ci lañ ko dakk def ay gox-goxaan muy xëccoo ku ñaan di ci sàmb. yàlla dogal moom bi ñu ñëwee man moo baa ngi ne équipe nationale junior judo mu ñëw dojo ba waxtaan ak ñun tàllal ñu loxo boo fekkee ne ay jarbaatam ñi ngi fa nekk à l'époque ay Moussa Sall Mame Youssou Guèye xam nga li mas ay gorom ñoom Birama et cetera ci noonu la ñu embarqué ñu ñëw di ko jàppale ci campagne bi ñuy dem gérer ci sécurité bi ñuy yor organisation et cetera accompagner ko ba yàlla may ko ndam léegi nag bi ñuy def seen renouvellement yi ñu ñëw ci koñ yi ci la ñu profité wala jëndaale ay carte parti socialiste li ma leen 15 novembre la defe naa su ma jumlee 96 ci la intégré le parti socialiste. am na solo lool gis nañ sa carrière politique kon yaatu na wax nga fi loo xam ne sax mag na suñu judd parce que 96 moom du tey loolu yàgg na ça fait 25 ans kon depuis nga nekk ndaw nga nekk ci carrière politique bi. ànd ak say mag say nijaay ngeen nekk ci politique ba tey ji yaa ngi ci biir politique bi mais wax nga fi léegi ku ñuy wax Aliou Ndoye mu nekk instant actuellement maire moo la dem mu war a sampaan ndëndam encore ci élection yi di ñëw sa diggante ak Aliou Ndoye lan nga ñu ci mën a wax tuuti ba pare il paraît que tamit amoon un certain temps yaa Aliou Ndoye da ngeen xuloo woon nga dem nekk ci ginnaaw keneen tey tamit nga ñëwaat encore ci ginnaaw Aliou Ndoye ñu bëggoon xam loolu yëpp lu ko waral jaar-jaar boobu incha allah. alhamdulilahi rabbil alamin am na yu bari sax des fois dañ ma ko doon bëgg di laaj ci loolu après ma koy daw ba duma ci bëgg dugg parce que xam nga des fois dañuy wax ne nettali xuloo la damay fàttali doomu aadama yi ne leen man mësuma ànd rek à part Ablaye Matar Diop ci politique ci ba mu génnee parti socialiste ba tey lu Aliou Ndoye sax moom dugalaat ci engagement politique Aliou Ndoye ànd nañu 5 ans avant muy nekk maire pour rappel li ma la wax ne ay 2002 2003 2004 2005 ba ay 2009 mu soo ko nekk maire yàlla dogal na nag seytaane dox na suñu diggante à un moment donné moom mu dem boobu mu ngi gérer maire bi ma dem da ko bëri loolu moom amoon na waaye nag tey ji may wax yow seytaane bi nga xamante bëggoon na suñu diggante tey dañ na ba maa ngi nii di ànd ak moom maa ngi waat ci wetam fas yéene ko jàppale bëñ ak làmmiñ ñoo ànd jabar ak jëkkër ñooy ànd tey su baa ñu tàggoo waa ji jël 800 000 am 1 million may ko can defar ko mariage bu neex ñu koy si wati dóorante ay cours
loolu ci àdduna nga ko fekk pourquoi ñu war ko def un débat un tollé bu wax ñii way ñaar doon na meroon na fekk Alioune Ndoye tey ñi ngi àndaat mais politique engagement personnel la te loolu yëpp li muy am benn kii la woon rek benn vent la woon buy jàll tey nag am na ay bonne volonté ay nit ñu baax foo gis ay nit ñu bon am na ay nit ñu baax yuy dox seen jàmm jox seen tànk tey maa ngi gërëm Ousmane Diop muy directeur du cabinet maire Alioune Ndoye maa ngi gërëm ku mel ni Seydou Camara ñooñu vraiment ay defarkat lañu ay wax te bari na du man kese ay nit yu bari yoo xamante ne amoon nañu ay diggante ak maire nag man wax naa ko benn du ñaar seen chaîne bi wax naa ko fi yaakaar naa dégg nañu ko ba tey man sama ñàkk ànd ak Alioune Ndoye moo war a jaaxal waa plateau mais sama ànd ak Alioune Ndoye ku ko gis kooku warul a jaaxal parce que man 11 personnes yi njëkk ànd ak Alioune Ndoye wala 10 yi seen faram yi fi la ko fekk ci la bokk kon bu ñu demee bu wut benn affaire ba yàlla may ko ndam ba mu am ko seytaane nag mooy jaxase ay doomu aadama mooy dugg mooy créer ay affaire dem na ba nga xamante ne loolu suñu borom rangé na ko laaj ci sax wala duggaat ci sax du ma ko bëgg mais yéen bu ngeen ma ci laajee daanañ ko may parce que man seen chaîne bi mën naa ne membre fondateur laa ci donc bu ngeen ma ci laajee mën naa ci tontu loolu daal yaakaar naa ni c'est derrière nous fi mu toll nii man objectif ba am du xool sama ci rétroviseur bi mooy le 23 ci 8h tap ma ne ba Malick Sy ñu yuuxu vive Alioune Ndoye mooy samay tànk mooy samay loxo loolu laay dox ci loolu laay yeew ci loolu. am na solo macha allah ci loolu lay dox ci la nekk mu nekk ku am passion ci engagement am ci politique mu am solo loolu macha allah mais gisoon nañ fi nga nekkoon ci ginnaaw ku ñuy wax Pape Diouf mu nekk fii moom tamit instant bi sax bokk na ci ñii di xëccoo maire bu Dakar Plateau ñu bëgg nga wax ni tuuti sa diggante ak Pape Diouf ak lu tax nga jóge ci moom demaat encore ci Alioune Ndoye loolu daal bëgg nañ mu leer suñu bopp yi. waaw jërëjëf maa ngi lay sant ci question boobu ma laaj Pape Diouf dama li passé ñu laaj ko ci benn kër bu ñu naan kër Bukki Njuur benn waaye la bu yor benn page Facebook am rek di ko animé di woo ay kii man la njëkk a woo après mu woo ko mais dama toog ay nit ay kilifa woo ma ci plateau ne ma monsieur Mamadou Niang ma ne naam téléphone ñii woo ma en face waa ji dañ ko déglu ñu laaj ko ci yow mu ne du wax waaw kon bàyyil noonu sutura bul wax di ci moom may leeral nag à travers seen chaîne bi mësuma topp ci ginnaaw Pape Diouf maa ko fal coordonnateur u Khalifa Sall Dakar Plateau assemblée générale bi ñu ko doon defee bu ngeen amoon temps tuuti rek mën naa leen ko génneel ci Facebook bi pour ngeen jëlaale ko ñu yóbbaale ko Abou Maysa ma nga toog Birakan Ndiaye directeur du cabinet Khalifa Sall ma nga toog Massiré Diédhiou ma nga toog waa réew mi ña nga toog Racine bu Gorée ma nga toog ak ñi ànd ak coalition Khalifa Sall bi yëpp au moins ñu jox ko benn cër rek ak benn privilège mooy il a fait 25 ans de conseil municipal xam nga 26 ans longévité boobu mu def d'une manière discontinue kon am na benn acquis bu ndaw rek bu mu ko ëppalee ñi fi toog tey nañ ko cëralee même bu ko âge bi permettre bu ko doxalin bi permettre bu ko nit ki comportement am permettre mais nañ ko mayee loolu pour loolu ñiy gedd bu fekkente ni yéen ay journalistes ngeen di def investigation xam ngeen ni en 2019 xaw ma 2020 ci élection législative yi ñaari pôle moo amoon au plateau ci Khalifa Sall bii dirigé par Mame Coumba Diop bii dirigé par Pape Diouf ba diggal ñu fi sax benn instant ñu ne dañu doon xuloo sax bañ nañ dañu la forclos parce que dafa amoon ay tendance mu jël côté bii Pape Diouf jël côté bii man maa defoon loolu man maa leen ne nañ ko imposer nañ ko preuve Mame Coumba Diop woolu na ma man Massiré ngi may dégg Gilbert Samb mi may dégg
Racine mi ngi may dégg Abou Maysa bi dëkk Rëbës mi ngi may dégg ak ñeneen moom Pape Diouf xam na ci dara proposé na ma lu ne pour ma retiré wu dellu ginnaaw pour moom bu ñëw jël coordinateur parce que maam ku ma jóg na bu leen fàttee ne moo jur doomu Khalifa Sall yu mag yi moo doon sëy Khalifa te ba pare bu ko yàlla dimbal na ko tamit mu mën boppam tuuti tey nag neex na ba ay doomu aadama dem di wax ci ay Massamba ak Mademba te ñooñu tey man li ma jaaxal bi ma koy proposé coordonnateur ñoo doon wër ci mbedd mi di ko tam dëmm tey nag xam nga seen problème lan la dañu am problème mooy pour la personne de Alioune Ndoye man awma problème la personne de Alioune Ndoye ci rien problème laa amoon ak moom ñu xuloo yàlla dogal na jubóo nañu parce que sama papa moo woo Ousmane Diop ci otoom lañ toog Razak mu nga ci biir mairie bi mu ngi ci ay tur laa lay tuddal pour nga xam ne li ma dëgg la ñu interpellé ne leen ne Mamadou Niang ni muy def nii neexuma kirib karab jàppal bàyyil ba sama papa di ci mer nen ma sax Ousmane Diop moo ko doon delloo si waat pour mu bañ a kii te ku ne xam na ni diggante doom ak waajur nan la ak xeer boo ci dalee da ngay gaañu bu dalee da ngay gaañu bëgg-bëgg sama papa nag moom laa def tey ak sama yaay mooy dellu si suma cousin sama mbokk jàppale ko te nag jàppale boobu yàlla du ma ci mere parce que moo gën ci plateau. am na solo macha allah am na solo loolu de suñu nga fi ay affaires yu bëri yoo xamante ni am na yu bëri yoo xam ne desoon na leer suñu bopp waaye macha allah leer na beneen li mooy tey Dakar Plateau am na ay candidats yoo xamante ni macha allah yu yees lañ kenn mësu leen gis ñu ne dañuy nekk candidat fii ki Dakar Plateau tey nag ñu nekk candidat war a jàkkaarloog Alioune Ndoye ne lu mu yor moom la ñu soxla. ñu bëri fi nag loolu macha allah te ku si nekk am na foo bokk foo xamante ne fu am doole la d'ailleurs Pape Diouf mu ngi fi ànd ak ku ñëw Alpha Nabe bokk ci Yewwi Askan Wi Abdou Khadir Gueye mu ngi fi keroog barki dem mondial lu ñu ko investir Alioune Ndoye tamit mu ngi fi ñeneen ak ñeneen mënu mu cité ñëpp yéen tey gi seen candidat instant bi est-ce que wóolu ngeen ni tey mun na jàkkaarloo ak ñi ba gañe leen tey ak doole bu ñu am ci politique. ñan ñoo am doole ci politique. Yewwi Askan bi tey jii ku kenn mënoo coalition bu mag te génnewoo nga génne askan wi. Yewwi Askan Wi. taxaw Dakar mu ngi ci biir Yewwi Askan Wi. kon léegi askan bi dañ leen yeewoon quoi su ma la déggee. ah ci seen wax. ku leen yeewoon Khalifa Sall. naanoo ci seen wax daal. sëñ bi man du ma nax sama bopp wala ma saxuma du ma saxami da nga ne Abdou Khadir Gueye nga wax Pape Diouf ak Alpha Nabe ak kan ñoom rek nga wax. aw Abdoul Ba tamit dëgg naa candidat la pour wàllu askan bi mooy coalition Abdoulaye Wade bi waaw ok ku ci am dayoo Alioune Ndoye amul fii Dakar Plateau su ma la ko waxee nag man maay nit ki nga xamante ne maa gën a porté ci di ko wax parce que rassemblement opposition Dakar Plateau sama loxo bi la jaar mën naa ne man maa doon 85% yi ba ma ci génnee ba tey mës nga gis ba ma ci génnee ba tey gis nga opposition fu ñu rassemblé xam nga fu ñu ko mujj defee jàkkee yàq jëf loolu mujj amee parce que ay fen moo dul dem fu sori dëgg lëndëmu fajar la loo gën a dox day gën a leer ay fen nag lëndëmu tiris la da ngay dox rek muy gën a lëndëm te ñu ci bëri ci ay fen nañu nekk candidat yi nag kenn ki moo doon Baye Fallou Alioune Ndoye nekk géwalam moo ko doon dëggal ay xalam fekki ngeen ko fi conseil municipal mu taxaw fëgg dënnam ne Alioune Ndoye ku ko war a song sama néew ngay jaar ba pare kooku moo ñëw nekk ennemi tey kereel ko maa ko faloon maa koy folli te 2009 man mi la ñu woone ko génne ko saal bi faram mi fa la ko fekk génne ko saal bi parce que mi ngi ñuy perturbé ñu dem 2011 mu créé front contre moom mu échec kooku Alioune Ndoye ñaari mandat la def kon nan la ko falee ak nan la ko folee xam nga wax bul jàpp ne yow ni ngay waxal ay dof lañu ay nit yu am xel yu am xalaat yu mën a interroger l'histoire déggoo li ma wax dama leen 2009 bi ñu duggee ci salle bi yow nee nga candidat nga jàkkaarloo Alioune Ndoye mu battre la
dégg lu baax li ma la wax 2009 nga xëccoo 4e conseiller Papis Niang battre la kon nan nga fale Alioune Ndoye te 5 ans la def 2009 2010 2011 2012 2014 kon nan nga nekkee candidat kon nan nga nekkee kii nan nga nekkee nan nga ko fale yow nga candidat ak man ma jàkkaarloo ma gañe la kon yow nan nga ma fale c'est-à-dire bu ñu nekkee ci àdduna nañu wax ne dëgg di yeewante ñun fa lañ fekk kii fa la ko fekk fa la mu fekk dama dégg beneen bi ci des Abdou Khadre la boo neexee doomu Ndakaaru la doomu penc la. nekk encore tamit ancien maire bu Dakar rakku ancien maire bu Dakar. waaw foofu laa jëm doomu penc la doomu Ndakaaru la bu ñu la nee yow mi surtout Youssou Bamar Gueye nga rek ma ne woon Ndakaaru nga bokk waaye dafa am pacte waa Ndakaaru signé ak Alioune Ndoye. solo am na solo lool macha allah kon mu leeral digganteem ak Alioune Ndoye bu baax a baax ak digganteem ak Pape Diouf ba tey mu nekkaat ci Alioune Ndoye kon li nga xamante ne moo doon lëndëm ci bopp nit ñi foog naa ni foofu leer na bu baax ci digganteem ak Pape Diouf nee na mosul topp ci ginnaaw Pape Diouf lu ñu nekkoon nag mooy di ko jàppale pour soutenir ko mu am benn nombol tànk fii ci Dakar Plateau ñu gis nañ ni am na ñoo xam ñu ngi wax ni dëgg la yaa ngi wax fii léegi sax waaye jur bokkoon ci ñuy dox sa diggante ak Alioune Ndoye mais dañooy for ci wéy ba ñu ne waaye gi am na lu mu la jox maanaam am na loo xamante ne jox na la ko ci xaalis ba tax yow nga gën a sawar mën a ànd ak moom ñooñu lan nga leen di tontu. maa ngi sant yàlla julli ci yonent bi Alioune Ndoye su ma joxoon 1 milliard dama ko mérité war na ma ko jox li may wax nii nag waxuma nag ñi nga xamante ne li Olof Njaay di wax naan ñi nga xam ne dañu ñor tàbbi waxuma ay nitu tey yi de nitu 2003 yi laay wax 2004 2005 2006 2007 2008 ba 2009 ñooñu laay waxal de xam nga am na ñoo xamante ne tey ñoo ko Alioune Ndoye lu leen boole mooy salaire weer bi dee ñu fayeeku dem fa la ñu yem mais ba Alioune Ndoye doonagul dara 2003 2004 ba 2009 ñooñu laay wax bu ma limee seen quelque rek laay lim ku mel ni Kumba Ceeb ku mel ni Kumba Ceeb lu mu am ci Alioune Ndoye mérito na ko ku mel ni Habib Tall lu mu fa am mérito na ko ku mel ni Bura Sonko lu mu fa am mérito na ko ku mel ni Seynabou Dicko ku mel ni Razak ku mel ni Diallo bi nekk cité Café-Diène maire Assou Faye maire yaay Assane Bissi nu mu tuddati maire Ndeye Thiaw j'en passe ak ñenn ñi ma fàtte léegi laa toog ba ci yàgg sax di waxtaan ak nit muy Mbëgge Diallo di waxtaan ak moom fii ci état civil bi di ko laaj naan ko Abi Guèye Sarr laa gëj a dégg parce que gisatuma ko maanaam mi ngi fi xam nga dafa am ñoo xamante ne dañu nekkoon démb tey maa ngi waxtaan ak benn waaye bi di dem dama ko ne mais saa yow xanaa xamuloo tey maire bi yéen am na ñoo xamante ne bu ngeen fayee ko 1000 francs sax war ngeen chaque àllarba di leen jox àllarba ci ñi ma limal nii ñooñu ci ñu bokk kër bu ñu ko tabaxee ba mu nekk fondement dara nekku fa boo ñëwee ba mu pare ba ñu peinture ko ba mu mën di climatisé ba nga tudd nelaw muy taw ndox laalu la yow mattu la gërëmee ko ñu gas fondement bi te ñi ma lay wax ne ñoo gas fondement bi ñoo ko def boobu dañu doon dox ci mbedd mi gars yi dañu xool nañu mais da ngeen dof wala lan yéen liste boo xamante ne Fadel Gueye moo ko jiite sénateur di directeur Shell xaw ma Total xaw ma Elf ngeen ànd ak benn gaañ bi nga xamante ne benn mbasin la yor bëgg ko gañe yéen da ngeen dof wala lan Farba Senghor di ministre xaw ma lan doomu Ablaye Wade madame Viviane Wade nekk ci ginnaaw et cetera yàlla dogal nañ li ñu am yàlla sutural ñu parce que ay xol bu ñu matee 10 personnes laa la wax mën nañ jàkkaarloo 1000 personnes bu xol yi àndee te boobu cohésion boobu concorde boobu moo fa nekkoon gëm-gëm waaw loolu la woon daal. macha allah am na solo lool leer na naa ñu kontaan nañ ci loolu tey ñu ñëw tuuti ci Dakar. pour terminer rek ma laaj ci ne ma ndegam dañ ma jox xaalis. dama la ci dolli sax leneen yamuñu foofu rek de dañ ne man ak Moussa Wane Alioune Ndoye daf ñu recevoir jam ñaajo jox ñu ku nekk 500000 loolu la ñu wax dama la koy compléter wax ji dem na ba dugg ci man gis nga
gars yi dañu war a delloo seen xel xam ne adduna bi gàtt na gàttaay boo xamante ne loo wax ci adduna di nga ko wax yomal xiyam te ku ci nekk dina am sa wéet sa borom ba yaakaar ne yow gi la sàkkoon politique nag le 23 ci ngoon ak 8 heures ci la ñu xam ne fen du may dara sëñ Abdoulaye dafa ne boo demee fen ci kër ba ñu may la 3500 soo fa waxee dëgg 1 million nga fay am dëgg mooy njëkk mooy mujj man jam ñaajo ba mu juddoo sama ndey ak sama baay mosuma teg sama tànk lu ma romb dem Thiès bureau Alioune Ndoye jam ñaajo mosuma xam numéro bi xaw ma sax couleur bi mu am yaa compris Moussa woon keroog bu ma koy expliqué di ko wax ne ko nee nañu dañu maire daf ñu recevoir jam ñaajo xam lu ma wax daf ma ne man jam ñaajo est-ce que mës naa fa romb parce que moom bu jógee fii léegi bu duggee oto bu duggee Yarax day feebar mais qui veut tuer son chien l'accuse de raille mais je le comprends grand tool li muy lu muy rëy ces gens là c'est des fainéants ay poltrons lañu gis nga man Cap Manuel ba Malick Sy dama koy dox en 12 minutes je fus le capitaine de l'équipe nationale plusieurs fois champion du Sénégal yaa ngi ma entraînement presque 25 ans yoo xamante ne fu ne dem naa fa salle bu nekk dugg naa fa compétition bu nekk def naa ko yor mu biir ak taat yu rëy yoo xamante ne boo doxee di appart. waaw sa dernier moo nga tàggatoo incha allah. waaw damay wax tamit ci seen chaîne bi di ko dénk suma xarit bi toog di Fara Mbaye Fara sama xarit la bu longue date yéen dama bëgg rek dénk leen ay kàddu mooy ay professionnels ngeen des médias da ngeen di liggéey nekku leen fi pour di parparloo nekku leen fi di am ay candidats journaliste du far fenn mook armée bi ñoo war a yem ak la gendarmerie kii karab yi ma noonu alors tuddee njaaxanaay di yemale ñëpp bu jur voté bi nag boo demee ci bari une bi yaa xam ki ngay voté yaa xam ki ngay dugal sa affaire yaa ma dégg mais bu leen kenn jaxasee ak monsieur le maire Alioune Ndoye faraa ngi nii waxoon nañ ko fi lu ne ci Alioune Ndoye ma ne ko loolu yëpp ay kàcc la ay nit ñooy jaxase rek di fen di dajale rek moom mi ngi nii dem na jëli Ousmane Diop cousin Alioune Ndoye la di chef de cabinet su fekkoonte ne moom Alioune Ndoye dafa amoon problème bu demee fële Alioune Ndoye du nangu wax ci chaîne jël ngeen fi agent yi yaa compris am na ay travaux yu Alioune Ndoye def ci logements sociaux yi da ngeen dem pour wane ne ko ñun dañ fi nekkal ñëpp du jël lu ñu attaqué rek la ñuy génn de mais ces réalisations dañ ko bëgg yaa ma dégg dem leen jëli logements sociaux yi bu ngeen fa jógee ngeen dem pavage yi ñuy defar ci Rebeuss et cetera yaa ma dégg ak yeneen travaux yi muy defar yooyu yëpp xam nga nekk leen à équidistance ku leen attaqué loo Alioune Ndoye neen ko ñun dañuy liggéey muy opposition muy pouvoir maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax population bi ne leen ne lu ñu fi wax rek jublu pour dafa Dakar Plateau la lu ci baax suñu borom lu ci dëng suñu matadi la maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad di ñaan yàlla le 23 yàlla may ndam Alioune Ndoye set guy ci barki rasulullah sallallahu alayhi wasallam barki Sëñ Tuubaa barki maam Charagne Fall allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. kon mbokk yi mu ngi noonu émission bi am na solo lool macha allah di jaar noonu di leen gërëm di leen sant di ko gërëm moom sama invité bi di ko gërëm aussi di ko remercier ci lu mu nangu invitation bi ñoo fekk ko ba këram waxtaan ak moom kon defe naa ne lu bëri loo xamante ni mu ngi doon jiixi jaaxa loo xamante leerul woon leer na tey ndax am na yu bëri yoo xamante ne souligné na ko fii waaye du ñu yem fii ne dañuy continuer xuus ak yeneen candidat yi fii la Rebeuss TV lépp fii la leere fii mooy la chaîne de la vérité. Rebeuss TV mooy suñu télé. La chaîne de la vérité. tasaare leen ko.